ce continent, les Amériques, je veux bien dire les Amériques. Il y a le professeur Pathé Diagne def na ci ay explications yu claires même boo demee South America seen dëkk yooyu seen réew yooyu turu africain la turu africain boo duggee Pérou dem Chili Pérou Chili Silla yooyu yëpp ay dëkk la yoo xam ne boo demee ci espagnol doo ko mën a traduire mais boo demee ci le vocabulaire Yoruba da nga ko fay fekk boo ñu ci problème wolof da nga ko fay fekk dama ne le monde kenn moomu ko ñun Afrique sans nous dara du am. L'homme, le type appelé Homo sapiens sapiens, muy un africain boo xam ne xamul Afrique la xam kooku moo génn peupler le reste du monde. fen yi nga xam ne tubaab yi fen nañ ko ci Amérique loolu laa bëgg mu leer ngeen xam ne réew mi Amérique sénégalais bu fi dox africain bu fi dox yëkkati sa baat ca kaw suuf si yaa ko moom. Christophe Colombo n'a rien découvert. Christophe Colombo d'après histoire bi nga xam ne moom lañ àdduna bi wax te dara du ci dëgg amu ci lenn loo xam ne luy laale la. dañ ne sous les comtes de l'Espagne en 1492 la ñëw fii bi mu dikkee moo trouvé réew mi waaye ce que Christophe Colombo li mu wax ak li ñettali bokkul. Christophe Colombo dafa ne bi ma ñëwee Amérique fekk naa fi ay nit ña ma fa fekk il ma paraît ña ngi may nuru ay indien la waxte ma di leen xamal ne tubaab yi ñoo falsifié histoire bi. réew mi ñuy wax États-Unis boo ñëwee ci côte boo ñëwee ci Atlantique West bi da nga fa fekk xeet wu naan lébu da nga fa fekk xeet wu naan ay suusu mu ay xeet yoo xam ne daanaka ci ndox mi lañ dëkk ñooñu dañ daan cross Amérique dañ daan cross Atlantique bi di ñëw États-Unis di ñëw ak di dellu di ko def ay yoon Christophe Colombo n'a rien découvert waxuñu dëgg dañuy fen yu bari baaxul ci boppu xale da koy yàq moo tax nos universités war nañu jubbanti li ñuy jàngal xale yi teg ko ci li nga xam ne mooy dëgg waaye li leen tubaab bi jàngal du dara lu am ñax du dara lu ripaas c'est rien du tout. su fekkente ne côté bi nga côté est la foofu itam gars yi dañ fi daan jóge di ñëw di dugg si biir Amérique. the Bantu tribe ñooñu sax booy xool Cheikh Anta booy xool seen historique seen recherche daanaka ñoo gën a yàgg Égypte. ces Bantu là dañ daan dagg di ñëw Amérique am na loo xam ne am na Amérique mais américains yi musuñu koo nangoo wax heureusement mbir mi mujj naa feeñ ba ñépp tegadoo ci seen bët. Les Africains fréquentaient les Amériques surtout Amérique du Nord gii dañ fi daan ñëw moom ko mu bokk ci Afrique ñu yor ko ba tubaab bi dikk càppati ko seet lam ko neex mu tudde ko Amérique mi ngi ko jëlee ci amérindien dañoo accusé ne ay population la yoo xam ne ñu nga jógee Asie lijjanti ba dugg si biir Amérique nekkoon fi ay at avant la civilisation moderne. Quand je dis la civilisation moderne c'est la civilisation du 1492 bi fi Christophe Colomb duggee loolu naan civilisation moderne mais
y'a la préhistoire am na yu ko jiitu kan bokk waxante dëgg ubbi suñ bopp yi nekk ay nit li nga xam ne noo ko moom ñu taxaw réclamer ko taxawaatal histoire dëggal ko ba suñ doom yi kenn ku ne mën a siggi fa nga toog l'Amérique appartient à l'Afrique Amérique mënta dem sans Afrique boo gëmmee boo xippee loo jëkk a gis Afrique la jóge Afrique maanaam ku jur doom da nga ko nàmpal ku jur doom da nga ko nàmpal Afrique moo jur Amérique yëkkati weenam sexal Amérique muy nàmp ba Amérique tollu fii bu ngeen rappeler tuuti rek ci esclavage bi am na étude yu génne ne presque 100 millions ba 150 millions esclaves ci ñetti téeméeri at yi dépasse jëlee leen Afrique indi leen ci réew mi pour ñu liggéey doon ay jaam maanaam nga xam ne man ngay jaay di jënd man ngay takk di yeew man ngay duma it bu la neexee ces esclaves là fi nekkoon ana lu leen indi ils étaient venus en mission ñooñu ñoo indi weenu Afrique ween wi lañ indi fii sexal ko tubaab bi ñuy nàmp dama ne lu fi mas a ñor tubaab lekk ko esclave yooyu ñoo ko bay jox leen ñu lekk design boo fi mas a gis muy architectural booy ma ne inspiration bi inspiration africaine la kan del si tuuti ci côté bi nga xam ne fi lañ féete muy est bi fii moom lébu yi dañ ko yaboon lébu yi dañ daan dawal di fi ñëw nu mu leen neexee fii amoon na ay sëg ay armeel yoo xam ne armeel yi fi Federal Reserve fi mu nekk yéen ñi xam Amérique New York fi Wall Street nekk yéen ñi xam New York fi nga xam ne fi la City Hall bi nekk World Trade Center nekk fa foofu ay armeel la woon yoo xam ne africain yi ñu fi daan suul seeni néew booba Christophe Colombo ki jur baayam xamuñu fu mu ne Christophe Colombo ki jur baayam xamuñu fu mu ne jamono yooyu nga xam ne ñoom am na ay tribus yoo xam ne ci ndox mi la ñuy dund ñoom boo jéggee géej rek boo dee dem nga àjjana maanaam ci diine ji la bokkoon ci xàmb yi la bokkoon nit bu faatu dañ ko daan jël croisé Atlantique bi ñoo ba Wall Street ñu gasum pax suul ko muy ay armeel bi ñuy gas mairie New York bi pour defaraat ko ci kaw yi armeel lañ ko def mais ñoom xamoon nañ ko mais bëgguñu joxe information bi ndax day indi succès bu mag ci Afrique ñu ne patt bañ ko wax dama ne Federal Reserve bu États-Unis fi mu diju à New York ci ay bàmmeeli africain la diju Wall Street fi ñu lijjantee koppar yi ce n'est pas pour rien ce n'est pas une coïncidence Wall Street fi mu tegu nga defee alay koppar yi ànd fi la koy waxtaane mais ci kaw yi bàmmeel la ne li nga xam ne moo leen feeñal ba feeñal leen bi nga xamee ne avion bi naaw na dal ci World Trade Center côté boobu jaxasoo lu bari yëngatu fa souterrain yi normalatul mu laaj ay réparation maanaam ay gas ak di xool ko jubbanti pee leen njëkk a dóor ay boppi nit lañ sulli ñu ne taxaw leen ñu taxaw ñu indi archéologue woo ñi nga xam ne ay activiste lañ woo ñëpp ñu di taxaw di xool man dem naa fa foo wàqi da nga fekk doomu aadama ju tëdd doon ab africain am na ci néew yoo xam ne ay jara lañ takk seen tànk am ci néew yoo xam ne ay caq lañ leen solal am ci néew yoo xam ne yàquwuñu am ci néew yoo xam ne seen përëg mii ay ndomba lañ ci def am ci bàmmeel yoo xam ne ko tojee dañ ci fekk ay indi cuuraay ak i xeer ak i njaq kon loolu moo leen di won ne fii Manhattan fii
ay armeel la yoo xam ne ñun africains yi ñoo ko moomoon. Christophe Colombo bi mu fii dikk fekk na africains yi nekk ci yeneen. bu ngeen xoolee l'empire du Mali yi nga xam ne 3 siècles avant Jésus-Christ tubaab yi war nañoo xam ne kon africains yi am nañ benn niveau boo xam ne croiser ndox mi du dara. te je vous rappelle que l'homme dañ ko négligé te dëgg la. Si vous partez dans le Saloum, les îles du Saloum, ñoom li ñu daan def mooy 18 îles moo ni ci dëkk bu tund woowu. îles yi dañ daan lakk ay jën yooyu ñu daan lakk dañ ko daan def ci ay gaal lañ ko daan def dans les îles du Saloum. topp cross Atlantique bi ñooñu dañ daan dem ba Haïti. dañ daan dem ba Jamaïque dañ daan dem ba La Réunion dañ daan dem ba Martinique ak seeni gaal di yóbbu ay jën yu lakk. dañ fa daan dem di yóbbu marchandise di dem di fa jële. booba Amérique amul. Cheikh Anta Diop nous a expliqué les Africains sans boussole ni ñu daan naviguer ba trouver le point en mer, le point de destination. Cheikh Anta expliqué na ko ci chronologie, expliqué ko ci lépp. nu toog rek lànk wane ginnaaw gëmm. émission bi li ko waral daal mooy sun doom yi nekk fii nañ ubbi seen bopp. bu ñuy dox nañ yëkkati seen bopp ca kaw. bu wote jot nañ génn wote. ci dëkk bi lañ bokk moom ko am ci wàll. feet gi ñuy wax Christophe Colombo Day mënuñu ko fee jële waaye nag nañ am fulle ba xam ne fii ñoom seeni maam fi dëkk Christophe Colombo. kon ma jéey yore lay xaar boo mënee dugg nga dugg ñu def ci explication ndax xale yi kat dama ne foog ñu ubbi seen bopp. histoire dafa am solo gaal seen histoire dafa am solo gis nga gaal histoire ci nga mën a orienté sa bu foo jëm ak foo war a dem. histoire boo ko xamee ci ngay bind sa dignité ak sa personnalité ci histoire nga koy bind. ci histoire nga mën a xool mais waa ana nu may def ana nu may changer ana nu may soppi ko. kon histoire dafa nekk base fondamentale boo xam ne toute une société war na koo fonk jàpp ko di ca yee maanaam histoire c'est le miroir du futur. kon naxe yi nan fexe ba xale yi ñoom ñu ubbi seeni bopp ba nu fay jógee. réew mi ñox Amérique daal ci gàttal réew mi ñox États-Unis ci gàttal yéen sénégalais yi guinéens yi maliens yi mauritaniens yi dama ne yéen a moom dëkk bii. histoire bi ni ñu ko bindee nit bu la bëggee nax sa histoire lay soppi sa culture mu yàq ko yaxet forcé la benn enseignement boo xam ne da ngay mel ne golo ci kanamam moo tax ma ne leen tubaab mënut a defar nit waaye maanaam soppi doomu aadama golo xool leen seen intellectuel rek intellectuel tubaab yi leen jàngal xool leen daanaka nduróowu nag noonu seen capp seen yóbbu ak seen karak seen i poymet ak seen i dëpp kees ak seen i wuruj boo ko xoolee xam ne ñii am na leneen lu nekk ci ñoom dudul africain. moo tax tubaab baaxul boo déggee ma ne baaxul nekkul ne dañuy rey nit ak bon déedéet maanaam dafa baaxul ci nun ndax ànd bi yàgg na te bisub tey dama ne amuñu luñ añee kuy ànd ak nit nag pendant des années yàlla dogal na mu demee nii da war a ñu xoolaat sa bopp. ma jéey boo ñëwee dana am solo trop. invité na voilà très bien ma jéey mi ngi dugg. ma jéey waaw ma jéey salaamaaleykum waaw welcome ma jéey welcome. salaamaaleykum maaleykum salaam.
mon père na nga def maa ngi lay ziar. ñoo ngi lay ziar xam nga tey waxtaan dafa am solo. waaw ma jee bis na tey mooy Columbus Day aux États-Unis. waaw dama ne kenn liggéeyul kenn gërul kenn yettul banque yi hôpitaux yi lépp a taxaw. ndeysaan. fu ab président ne ci àdduna bind nga lettre Trump ndokkeel. dëgg la. te nu xam ne lii ñu du dëgg lépp fen la. dëgg la. ñu yor fi ay doom nag am fulla joo xam ne daañu ubbi seen bopp xamal leen ne ñii li ñuy célébrer moomuñu ko. dëgg la. daa mel ne ku yeewu mbaamum jàmbur indi ko ci dëkk di ko célébrer. je suis d'accord. waaw moo tax daal damaa bëggoon waxtaan tuuti. nit ndax doomu aadama le berceau de l'humanité ñëpp xam nañ ne Afrique la. ñëpp xam nañ ne sunu borom juróomi xeeti doomu aadama la mas a defar. juróom yëpp Afrique la leen defaree. kenn ku naan homo sapiens sapiens moo ci génn. par l'immigration thousands of glaciation tubaab génn ci nit ku weex bu amee ma jiyee yaa tax. la France tubaab y a 8000 ans y a 8000 ans boo demee France ñëpp ay nit ñu ñuul la nit ñu ñuul. waaw loolu moom lu wér la. kon tey cette transformation bu amee. ba yàlla nattuñu tey ñu jël suñu bakkan bi bënn ko yeew ci ak buum dinu womat. dafa jot nag léeg-léeg ñu ubbi boppi xale yi xamal leen ne leen jóg taxaw jot na ndax dëgg rek ay mujj te ñëw la ci dëgg ma jéey. waaw dama doon laaj noo déggee Amérique. dans son histoire. waaw jërëjëf père maa ngi lay ziar bu wér di la remercier ci invitation bi. di nuyu ñi nekk ci panel bi yëpp gis naa ci ay nit yu am solo maa ngi lire commentaire yi aussi en même temps maa ngi gis ni ku baax suñu grand bu baax ku ma gëj a dégg muy grand Ahmed Bayla Diop moom tamit gëj nañ ko dégg maa ngi koy ziar par de passage ak soxna yi fi nekk yëpp ak alaaji yi fi nekk yëpp maa ngi leen ziar ay góor yu baax rek laa fi gis macha allah waaw kon nag waxtaan bi am na solo li nga laaj tamit am na solo trop muy question bu rëy ci bés bu rëy. waaw parce que bés bi ngay wax ni mooy bés bi ñuy féete Christophe Colomb kooku nag xam naa américains yi buñ koy féete ñoom teguñu ko dara rek lu dul seen fësal seen li nga xamante ni mooy seen culture maanaam bu ma ne américains yi tubaab si laay wax tubaabu américains yi mooy fësal seen culture fësal li nga xamante ni moom mooy seen gis-gis ci àdduna maanaam ñoom li nga xamante ni moom la ñu bëgg a jiital mooy li nga xamante ni moom la ñu gisee àdduna bi ñoom tubaab yi ndaxte boo demee bay feetal Christophe Colomb teguloo ko ci dara lu dul ay kàcc parce que nit koo xamante la deful dara lu dul rey massacrer ak faire disparaître culture jàmbur bu ma ne culture jàmbur mooy culture natif yi nekkoon ci dëkk yooyu ñu wax ni ne moom la découvrir waaye mënoo découvrir dëkku jàmbur te jàmbur dëkk fa parce que jàmbur daa nekk foofu ba pare am ku fa nekk dëkk fa moom suufam di bay suufam di dunde yow nga ñëw nga ne da ngaa découvrir suuf kon respecté woo jàmbur yu fa nekkoon donc moom daal ab caay-caay la ba nga xamante ni ci njalbeen reine bu ñuy wax reine Isabelle nekkoon ci fi ñuy wax Italie moo leen joxoon li nga xamante ni moom mooy feu vert comme ni ko naar yi amee woon ci njalbeen doon def li nga xamante ni moom mooy conquérir le monde mooy amoon na ay jamono naar yi jàppoon fi nit ku ñuul def ko jaam léegi tubaab si nag ñoom tamit bi seen tour jotee fallait que ñoom tamit ñu am mooy ñi nga xamante ni moom la ñu woowee les conquistadors mooy les Spaniards. Voilà ñoom nag dañu am seeni gis-gis dañoo bëggoon aussi wër àdduna bi daal di teg loxo ci li nga xamante ni moom mooy fi natif yi nekk fi nga xamante ni nag ñoom musuñu fa teg seen tànk boobu temps tubaab musul teg tànkam ci beneen côté àdduna bi bu dul li nga xamante ni moom mooy Afrique ak affaire yooyu parce que côté bi ñuy wax Amérique du Nord wala Amérique latine kumpala woon ci ñoom moom moo tax ñu doon woowee côté boobu le New World maanaam le nouveau monde parce que en fait dañu tombé woon ci période ba nga xamante ni ñoom ñu ngi doon woowee seen époque boobu les âges sombres de l'Europe moom la américain bi di woowee les Dark Age mooy jamono yi nga xamante ni ñoom dañu amoon ay feebar peste bi di leen rey ñu xiif feebar maanaam ci population européen yëpp di dee ak tubaab si di dee
ñoom nag soxla woon nañ doole soxla woon nañ kàttan ci jamono yooyu la reine bi nga xamante ni moom la ñuy wax Isabella ci Italie daal di yónni ki nga xamante ni moom mooy Christophe Colomb pour mu dem découvrir li nga xamante ni moom mooy conquérir yeneen partie de ce monde là yi nga xamante ni nee na ni ñoom peut-être mën nañ fa découvrir la nga xamante ni ni leen mën a jariñ ba ñoom ñu mën a survivre c'était vraiment une question de survie et de conquête loolu rek la woon du woon càggane dañooy découvrir Amérique pour mën a jàngal doomu aadama yeneen dëkk yoo xamante ni ñi xamuñu ko woon wala affaire demee noonu du woon loolu ñoom ils avaient une envie c'est de conquérir et de régner bi ñu ñëwee nag fi ñu xamante ni moom la ñuy wax l'Amérique du Nord mooy fi nga xamante ni moom la ñuy wax moom sax la ñuy wax ni moom la njëkk découvrir fi ñuy wax les Bahamas San Salvador avec Venezuela tout ce qui est latin dégg nga foofu la ñu Christophe Colomb commencé di installer li nga xamante ni moom mooy man li ma koy woowee d'après ni ma ko gisee la terreur parce que ce qu'il a fait mooy maanaam daal fekk ay doomu jàmbur yu nekk ci dëkk di fa dund maanaam jàmm mu jël leen violer leen indi ay ñi nga xamante ni ay barbare lañu ay tubaab yu xaw a doy waar lañu ñu wàcc ci dëkk yooyu jàpp doomu aadama ya fa nekk jigéen yi violer leen rajaxe leen rey leen ñu ci bëri ba bu gisee tey jii Amérique du Nord nekk li nga xamante ni moom mooy ñuy làkk sax espagnol Christophe Colomb moo indi ak ay ñoñam ñoo indi làkk boobu foofu noonu parce que ñooñu loolu du woon seen làkk ñooñu on les appelait souvent les taïnos boo ñëwee ba ci Amérique taïno indien wala boog nga yónnee naa la ay photo yu bëri gis naa ko waaw gis nga même au Mexique même boo ñëwee Mexique tout à fait am na 18 dialectes yoo xam ne daanaka lépp fay na dëgg la dañ leen obligé espagnol dañ leen obligé espagnol y a 18 dialectes voilà am na mais dañ ko éliminer voilà donc nga gis ni espagnol nekkul woon langue yi nga xamante ni moo doon langue latino yi ñuy wax les pays latinos comme boo demee Porto Rico espagnol la ñuy làkk boo demee Venezuela espagnol la ñuy làkk boo demee Cuba boo demee ci yeneen ci dëkk latino yëpp pratiquement espagnol la ñuy làkk espagnol boobu nag Spagnard yee ko fa indi Spagnard maanaam du xeet waaye kuy làkk espagnol la espagnol mi ngi soqeekoo ci dëkk bi ñuy wax Italie foofu la juddoo bu ngeen defee seen recherche di ngeen gis ni Italie la juddoo Italie carrément la soqeekoo li ñuy wax langue bi ñuy wax espagnol. Spagnard nag dafa mel ni rek nga jël ab tubaab yaree ko Sénégal muy làkk olof nga mujjee di ko woowee wolof xam nga du yanu maanaa. tubaab buy voilà Spagnard nag loolu la dafa di koo xamante ni daa jàng li nga xamante ni mooy espagnol jëlee ko ci li nga xamante ni moom mooy italien bi. daal di koy jëfandikoo mu doon ab langam Christophe Colomb nag moom boo xoolee sax ay mbokkam bu ngeen demee ci internet bi ngeen xool di ngeen gis ni ay mbokkam famille am ñoom ñëpp la plupart ils sont ay tour italien la ñu yore. comme par exemple mun naa la wax ni waaw boo xoolee par exemple frère am famille am ñu ngi tudd am na ku ci tudd Giovanni Pellegrino am na ku ci naan Chiacambo Colomb am na Bartolomeo Colomb. voilà. nga gis ni ñoom ils sont d'origine italienne. ñoom famille boobu c'est un Libanais de Dakar. waaw mu ngoog dañ jàppee ni loolu quoi un Libanais de Dakar. voilà donc nga gis ni ñoom en fait bi ñu demee def conquérir li nga xamante ni mooy nouveau monde boobu c'était pour imposer non seulement déshumaniser mais non seulement aussi imposer li nga xamante ni moom mooy cette culture de Spagnard installé fa. maanaam comme ni ñu def rek nit yu ñuul yi yu ci bari bi ñu ñëwee ci yenn dëkk yi dañoo ñëw jàngal leen seen culture imposer leen seen culture ñoom ba ñoom ñu fàtte seen langue sax fàtte seen culture pour ñooñu mën a di làkk seen làkk nekk maanaam indigènes yi maanaam nee na ma baal ci wax bi man bugguma leen sax di woowee indigène mais les natifs di mujjee xoolee bëtu nasaraan si maanaam di gisee àdduna bi ak bëtu nasaraan si léegi nekkatul ñoom ñooy gisee àdduna bi ak seeni bët ak seeni xalaat ak seeni culture waaye rey culture ba nga xamante ni moom la ñu fekk si dëkk yooyu ba natif yi fa nekk di xoolee seeni bët loolu la Christophe Colomb ak tubaab ya ko yabal parce que dañ ko yabal Christophe Colomb jógalul boppam reine Isabella moo ko fay xaalis jox ko moyen jox ko ay bateau ngir mu dem def loolu waaye avant moom muy découvrir parce que découvrirul Amérique c'est-à-dire que avant Christophe Colomb di ñëw
africains yi njëkk nañu ñëw Amérique ba jëflanteeg américain ba jëflanteeg ñi nga xamante ni moom la ñuy wax par exemple les si mooy tur bi dafa may fàtte dama koy fàtte di wax mooy am naa tur bi les taïno indien ak ñi nga xamante ni moom la ñu woowee les séminoles Simano lii la leen di woowee waaye les séminoles bu ngeen leen xoolee bu ngeen ko chercher vous allez voir qu'en fait ay indien lañu indien nag su ma koy wax comme ça vient du mot sémitique le sémitique d'accord ok am na ñu ñuy woowee bu ma waxee indien ñu bëri seen xel day dem ci Inde ñi xamul ñu bëri dañuy seen xel day dem ci Inde en Inde. les Amérindiens mais les Amérindiens la ñuy wax. les Amérindiens voilà moom mooy wax les Amérindiens. voilà moom ngay moo demee Amazonie au Brésil. di nga leen gis ñoo nekk ci àll bi noonu. ngembu noonu di di chasser mel ni kuy dund ci époque yu yàgg ya. boo demee Amérique di nga leen fa fekk ci Brésil Amazonie di nga leen fa fekk. ñoom tamit dooguma la. aywa bismillah dooguma la ma une huile. soo gisee ñoom amuñu woon civilisation bu dëgër. africains yi ñoo di ngénte seen maanaam boo Guatemala par exemple léegi Guatemala. baatu Yoruba la Yoruba. dëgg la Guatemala la tudd. Guatemala. Pérou Toro comme Fouta Toro Pérou Toro. dëgg la boo ñëwee tey par exemple Chili les Chilla ñoo fa dëkk. maanaam soo ñëwee ci benn boo defee anthropologie linguistique. nga xool baat yi. amu ci benn baat boo xam ne espagnol mën na koo tekki wala portugais. li ci ëpp. non ay turi africain la moom lañ jël tudde dëkk yi. tout à fait dëgg la. tey Guatemala la ko Yoruba di wax. les Yoruba la côté yooyu ñoom itam ils ont envahi ce secteur là plus les wolof les Samba. les Samba Kumba yooyu yëpp ay xeet la yoo xam il faut aller en profondeur. de benn ci làkk wi da nga mën a une identification da lay wóor ne lii jëfi africain la dama ne kan boo ko jóg ngir yàlla. suñ politiciens yi damaa ba ngeen ni xam ne askan yëpp yeewu nañ xale yëpp a jóg di ju naxee jeex na seen njàng mi tubaab bi jàngal soo leen ko ci ay këyit ngeen demee ca àll ba taal ko xam-xam nekkul ci yéen ndax coono bi yàgg na depuis 6 siècles l'Afrique souffre tubaab bi leen jàngal ti leen tubaab bi jàngal doo dara damaa bëgg retracer l'histoire de l'Afrique pour man reprendre benn Afrique boo xam ne suñ doom yi ku ci làmb sa bopp xam ne foo nekk war nga faa ne parce que sa alal ce n'est pas normal ñu di refoulé ce n'est pas normal ñu tëdd ci plage yi ce n'est pas normal ñu tëdd ci ay églises yi ce n'est pas normal ñu ni wooy les sans-papiers ce n'est pas normal ñu ni wooy les aliens nous sommes des êtres humains l'Afrique nous appartient et réew mi nag adduna bi ñoo ko moom te coppi ko am na man du ma wax Afrique sax doxal ñu dem demal allez-y du ma wax l'Afrique nous appartient moi je dirais que le monde nous appartient le monde nous appartient après nag bon di leen accueillir ay gan léegi li xaw a doy waar mooy gan gi daa mujjee ba dem jël suñu place daal di wëlbati mbir yi wëlbati carte yi comme ni ko sama gars yi di waxee rek daal di ñuy jox léegi place su gan ñoom nee neen ñun ay gan lañu ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy nasaraan si ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo moom àdduna si waaw ñoom daal la yàlla fësal jox leen xam-xam jox leen lépp ñoo gën a rafet ci àdduna bi ñoo gën a baax ci àdduna bi et cetera bon. ma jox benn message xale yi nekk New York. aywa xale yi nekk New York. vous avez le droit de visite. dem leen City Hall ci mairie bi. génn leen sun maam yi ngeen sulli woon. waaw ñoom lañ bëgg a gis. am ngeen droit xool am ngeen droit lamb am ngeen droit laaj seeni maam. dëgg la. lañ sulli man danaa jéem a dem ci association bi pour ñu dajale tous les sénégalais. xale yi yóbbu leen ñu ca armée la même kilifa yi diine yi nekk fi war nañoo dem foofa. donte alxuraan fa jàng wala ñu ñaan fa ñaan yoo xam ne ñaan yu am solo la. parce que askan yooyu ñu sulli dugal leen ci ay toile ay africain la ñu set wecc suñ gouvernement yi duñ ko tudd duñ ko wax. waaye nuñ dëkk fii war nañu am fulla jóg. dëgg la donte benn monument la benn monument. war nañ ko ci digg dëkk bi benn monument boo xam ne day répondre suñ maam yooyu nga xam ne jotewuñu kenn dara dañ fi daan ñëw indi fi teranga ñëw fi di fi def teranga ñëw fi di jaamu yàlla ñee faatu
maanaam boo jégee gi xam nga Amérique boo gisee mu neex nii daa mel ne àjjana pourquoi lébu yi ak boo am xam-xam naan fee daal neex na ko baal ñu yóbbu fa néew yi baal ñu yóbbu fa néew yi ndeysaan est-ce que tu as compris dëgg la de tout à fait maanaam yal na yàlla loolu suuf la dox avancé lañu taxaw ñu dem dëgg la waaw li nga wax moom c'est vrai que xale yi li ñu war di gën di def mooy dem ci musée yi comme ni ma koy waxee sama live rek man je vous conseille tout le temps d'aller dans les musées ngeen di dem découvrir ànd ak xale yi balaa ngeen di bu ngeen demee ci benn dëkk li ngeen njëkk def mooy dem ci musée yi c'est ce que je dis à tout le monde à chaque fois avant ngay dem di ci plage yeeg di dem ci yenn endroit yi dem leen ci musée yi ngeen xool tubaab bi histoire yëpp mi ngi ko làq ci musée yi Londres moo ci gën a doy waar ak Paris ñaari dëkk yooyu de bu ngeen fay dem nag moom wax dëgg yàlla te jaaru leen ci musée yi nga xamante ni comme le Louvre wala le musée de Buckingham franchement di ngeen luppe lu bëri parce que dina leen jàngal lu bëri waaw ci nag foofu ngay wax noonu ci place boobu noonu nga cité léegi waaw da di rek ci donc ce qu'on disait c'était que latino yi nga xamante ni moom ngeen di gis nii États-Unis mooy portoricain yi mooy mexicain yi mooy péruvien yi yéen gis yëpp ñu xonk nii métissage la ba nga xamante ni Spagnard yi conquistador yi mbokk Christophe Colomb ak ay ñoñam ñoo violé li nga xamante ni moom mooy seen i yaay ak seen i papa seen papa sax safurlaa seen i yaay ba jur li nga xamante ni moom mooy xonkaay bi ñu xonk nii tey métissage la bu doy waar bu ñu subir looloo tax ñu mel nii mais boo demee seen dëkk ñi nga xamante ni moom mooy natif yi ñi nga xamante ni boo demee ba Mexique sax bu ngeen seetloo bu ngeen defee seen recherche tuuti di ngeen gis ni au Mexique il y a toujours des Mexicains yi nga xamante ni ils revendiquent leur africanité. Au Mexique ñu ngi def ay association di woote mais yeneen Mexicains yi ñu weex yi ñoo leen di noot parce qu'à un moment donné il fallait que ñu weexal même Argentine sax il a subi le blanchiment des races maanaam weexal race latin yi nekkoon ci Amérique du Nord boobu yëpp ñoom ñëpp ils l'ont subi parce que tubaab bi dafa bëggoon dominer li nga xamante ni idéologiquement ak génétiquement boppam da ko bëggoon teg ci kanamu àdduna bi donc du coup dañu yónnee ay góor ñu dem ci dëkk yooyu nga xamante ni ay nit yu ñuul ñoo fa nekkoon ñoo xamante ni ñoom ñoo bokk ci ñi nga xamante ni ñoo njëkk jóge Afrique pour dem découvrir yeneen monde yi mooy bi migratoire amee le flux migratoire le grand flux migratoire bi mu amee ba nit sokkee ko bi yàlla sàkkee nit ba nit commencé dem di explorer yeneen partie du globe ñooñu noonu ñoom ñoo nekk dugg ci àll bi dans l'Amazonie dem fi nga xamante ni moom mooy en Asie dem fi nga xamante ni moom mooy Amérique et cetera ñooñu ñoo feesoon dell ci àdduna bi ba am na ci ñoo xamante ni sax partie bi ñuy wax ni dafa yéeg ba ci glace ga dans les montagnes du Caucase ba foofu la yàlla defee ñoom ñu daal di ñàkk li nga xamante ni moom mooy seen der bu ñuul bi maanaam mélanine bi ba mujjee nekk ay nit yu weex am na théorie yu wax loolu waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo mujjee Amérique kon ko Amérique moo ñu soxal fu mu toll nii mooy ñi nga xamante ni moom la ñuy wax les Indiens les Amérindiens te Amérindiens yi meluñu ñi nga xamante ni moom lañ leen di wan nii jamono yi Amérindiens yi dañoo ñuuloon kuk yónnee naa la ay photo oustaz gis naa ko waaw bëgg naa nga partager ko après parce que dama ay archives yu yàgg la yoo xamante dañu photographier Indiens yi nga xamante ni ñoo nekkoon États-Unis yu ñuul kuk bu ngeen gisee da ngeen foog ne ay africains lañu te pourtant ay Indiens lañu yore seen i lettu indien ak seen i cheveux indien ak lépp ci biir waaye ay nit yu ñuul kukk lañu ñooñu la seen maam Christophe Colomb boom ñooñu lañu rey ñooñu lañu toroxal ñooñu lañu fekk Venezuela Panama Guatemala tous ces pays là daal di leen boom pour lan idéologie bi lan la woon mooy c'est installé li nga xamante ni moom mooy la suprématie blanche wala mun naa ko wax quelque part rek mooy li nga xamante ni moom mooy gis-gisu tubaab ak génétique u tubaab fépp ci àdduna bi ils ont pas hésité à massacrer des milliers de gens des milliers de personnes Christophe Colomb feetal ko dafa mel ni nga saaga ngay saaga sa bopp boo dee nit ku ñuul voilà parce que man gis naa ni man en tant que sénégalais même bu dee africain la wala Cheikh Anta Diop tracé na suñu histoire ak ay professeurs d'histoire aussi tracé nañ suñu histoire ñëpp d'accord nañu ci qu'on a un lien avec l'Égypte ah ñëpp d'accord. mais je vais te rappeler une chose. waaw doomu aadama. mënoo koo changer. dëgg la te travestiroo histoire am. dëgg la. bu fekkee ne soow la juddoo da nga ko ndax ne ko penku nga juddoo. ndeysaan. yaa ngi dégg bu fekkee ne cere ak sexaw ak ceeb la xam nga indil ko yeneen lekk ay boxe yeneen loo xam ne xamu ko.
dëgg la loolu tant que consommation mi ngi am jëmm ji di am transformation. dëgg la mais tout à fait toujours nag booy def par exemple anthropologie par exemple. da cee am lu am solo non seulement linguistique. mais les sons il faut écouter les sons. léegi nga dégg galeen boo xam ne boo ko déggee galeen bi da lay wóor ne lii sugeer galu mbërum sugeer la ñuy bàkk da nga koy dégg ci tëggu indien yi. dëgg la. léeg-léeg nga dégg benn sound musical boo xam ne da lay wóor ne kii naturellement la ci jot moo tax mu xalam ko. mu lay won ne tous ces peuples ce peuple américain waxuma européens yi de européens yi ginnaaw bi leen dikk ñoom c'est l'époque moderne à l'époque moderne qu'ils sont venus leen ñëw fii bin dikkee it mënul woon seen bopp dara mënul ko seen bopp il faudrait que ñëw Afrique jàpp fi ay jaam yoo xam ne ñoo leen di liggéeyal di leen toggal di leen fóotal di bay ñuy dundee loolu moom kenn mënu koo weddi plus de 3 siècles ba heure bi les Nations Unies refusent le débat et c'est un débat critique boo xam ne humanité war nañ cee jóg wax beneen ba tey de seetal lu gën a graaw pour yéen ñi nekk fii doon ay africain ma dina xam ne le subway mooy métro le métro line number 1 bi le gouvernement fédéral dañoo dem ci South bi jël ay esclaves indi leen New York pour lan ñor pikk ak peel ne ci pax yi gas ci dala ëddee raay bi li ko tàmbalee New York ba California nga xam ne boo jëlee avion 3 heures ba 4 heures de vol ngay def black américains yi ci seen mbagg mi lañ daan teg weñ yi di woy jazz di taqale weñ yi ba California tey ñu seetlu encore aux États-Unis muy uranium muy bauxite muy phosphate muy ruba muy aluminium or ak loo mën a xalaat Afrique lañ ci yaakaar ba seen construction bi évolution ñaar ñi mënta manqué dafa metti te métti woowu jaami ñoo ko def ba ca des xam-xam la dëgg la maa da ngay sonn ba pare invité xam-xam nag mu ànd ak coono bi nga mën di jóg te liñ daj ci réew mi ëpp naa nettali pont bi nga xam ne mooy pont Brooklyn Bridge blague yi lañ daan jël ñoo daan gàddu weñ yi di ko paasante pont bi taxaw ndeysaan ma seetlu leen laaj naa ko sax ci benn professeur d'université bu nekk Columbia moom ubbi sama bopp dama ne liñ jox Amérique dafa bari nu xool Amérique bu amee benn usine bu defar ay usine butéel nga xam ne butéel ku ne mën na koo defar au lieu que mu indi usine bi Afrique da ko yóbbu China Amérique pour mu usine carton pour ñu indi ko africain yi mën a liggéey danaa noo baa yóbbu ko China loolu naqare woon na ma ba ma laaj ci am ci information yi wóor xam nga lu ko waral allo waaw bismillah xam nga lu waral loolu loolu c'est la France la banque centrale de France ñooñu seen dunq daa weex may ma expliquer la banque centrale de France dafa nanguwul américain am contact boobu ak africain yi mais defere Dakar marchandise yóbbu ko Amérique moo gën a yomb defere ko China ki am da ngay compétir ak moom di ko indiwaat Amérique mais dëgg la les Américains dollar bi nga xam ne yor nañ ko duñ ko mën a awale France mu ñëwaat Afrique ñoom dépassé nañ ko tout à fait les Américains veulent faire un business direct ak africains yi sans l'intermédiaire de la France waaw loolu moom tey boo demee dans les pays africains yu bari nga xam ne France yoru leen colonisé wu leen africain ay bagages lañ fa am ak i usine mais réew moo xam ne France ko colonisé la France ne souhaite pas que américains yi dugal ci seen loxo donc loolu mooy waral américains yi bu ñu amee benn usine bi defari dàll pour am cheap labor ñu soxla ko
dañuy dem China te man dem Afrique gi Afrique gën a jege fuuf da ngay jéggi ndox mi rek agsi dëgg la mais France joxu leen benn opportunité France joxu leen déedéet France kay moom lépp pour les intérêts du CFA donc cette monnaie appelée CFA mi ngi def jëfin yoo xam ne dama ne ëpp naa nettali ci àdduna transaction banking boo dégg Wall Street ñu def ko budul dollar di euro dëgg la et que c'est le CFA qui devrait imposer ak benn politique boo xam ne ku ñoo xam ne kii c'est la monnaie africaine moo nekk Wall Street mais il faut ñoo ay banques yoo xam ne ñooy endossé ñooy defar ñooy patamal ñooy lijjanti dama ne kan delluwaat ci suñu bopp munoo dellu ci sa bopp nag gaal seen pour nga dellu ci sa bopp gaal il faut nga nangoo doonub lébu ndax lébu nga gaal man dellu sa bopp il faut nga xalaat gaal il faut nga xalaat yi gaal nga xam est-ce que vous comprenez donc loolu nga xam il faut ñu jàngal ko xale yi il faut ñu daaj ko ci seeni bopp mais njàngale mi ñuy jàngale dama ne toroxal askan wi lay def te gisuma menn pexe moo xam ne jóg ngeen pour def ko ci UNESCO du dara UNESCO barab la boo xam ne mooy transformer les populations sous le compte des Nations Unies UNESCO si yaa ngi rappelé Amadou Mokhtar Mbow bi mu fi nekkee j'étais à Paris dans ces temps l'Amérique a dit que il ne cotise plus parce que la science dafa am ñu ko war a def am ñoo xam ne science waruñu ko laal la science n'est pas pour les Africains mathématique doo ko jàngal africain bu ngeen fi dugalee africains yi jàngal leen tey lu jëm na ay nucléaire nga jàngal ko américains yi nga jàng ko africains yi daañu defar bomb boo duñ ko mën a fay ndax amuñu xam-xam africains yi li leen di jàngale xam-xam wuti leen ci ay garab ñu faju wuti leen ci mburu ñu lekk ko moo tax UNESCO dafa changé et le système éducatif au Sénégal dañ koy soppi dañ koy travestir indi fa ce que vous appelez la théorie du genre dëgg la muy système boo xam ne fii lañ ko toggee ba mu ñor tout à fait awale ko France lycée Jules Ferry bu France doxal ko ba mu àgg ndax lycée boobu moo jur les écoles du Sénégal suñ imaam yi ñoom jaaxaan di nelaw rek ndeysaan ñoo war a xutba dëgg ba xale yeewu ñu ne pat ba suñ doom yëpp téeméeri at yi ñuy jëm sénégalais bu ne ñi ma waat du ma sutub góor jigéen ndeysaan kan bokk jóg di yàlla yonent bi dañoo gisul rek waaye suñ bët yi xool xam ne nous sommes des êtres humains te fu mën a nekk dañ fa war a nekk parce que bu dul woon nun tubaab du am kon waru ñoom benn complexe boo xam ne di ñëw ci dëkk bi réew mi yox Amérique nag surtout les Sénégal yi nekk fii maa ngi leen di ñaan jël leen seen doom yi ngeen yóbbu leen mairie ne sun maam yi ngeen sullee fii laa bëgg a gis vous avez droit de voir ces nit là am na ñeneen ñu sulli woon jamono yi nga xam ne njaan gaa ngi am nga xam ne ñu ngi tabax City Hall ñu ngi tabax Wall Street ñu ngi tabax Federal Reserve am na ñeneen ñu sulli woon koor yooyu fu ñu ko sotti ak nuñ ko suule ak fu ñu ko jox wala nu mu demee tout à fait soo ñëwee France aussi France dans les musées françaises ay boppi sénégalais ay boppi africains ñi ci biir musée yi suñ gouvernement yi war nañ koo laaj y a des français yoo xam ne dañoo nekkoon Afrique di fa liggéey mais ba ñuy dem ay roi yan rey boo reyee roi da ngay dagg bopp bi def ko squelette offrir ko benn colon am na colon yoo xam ne seen kër ay boppi africain yi fa ne y a des colons man maa leen wax lii maa ngi fi aux États-Unis vous pouvez m'appeler you can call me anytime I'm ready I never give up waaw li may man je parle li may wax amul lu ma tarafatal ay ni bu ma ci nëbbu les Américains xam nañ ma copier 90,000 fois man sama maam ci boppam booba nañ ko dagg ma nga Paris squelette bi nañ ko jël delloo ma sama bopp maam ma delloo ko Sénégal j'ai contacté l'université de Boston maa ngi jéem a lijjanti parce que ces têtes africains là tête africaine ñu dagg ko ah mu ne ci ay trois li kër les gouvernements africains ay war nañ ko lijjanti bopp yi dellu si Afrique dëgg la tout à fait dama ne boo nekkee colon ci ab dëkk yàgg fa këlal la jëloon ci dëkk ba buñ ko rayee dañuy dagg bopp bi siddi ko ba mu wow wutal ko benn bees jox la ko boo demee franc te ko sa taabal dëgg la
événement yooyu nag am ñu dëkk di nax dëkk di violer suñuy right dama ne dafa jot mu am ñu jóg prendre la responsabilité wax ko heure bu nu téyee nag heure bu nu téyee ci lay am solo ndax les avocats du monde daañu jóg àdduna bi daañu jóg wax ci te dana siiw te daanu mucc parce que dëgg dong lañu wax dëgg la tout à fait donc bu ci kenn am looy ragal ku ci am la wax ko ca kaw réew mi yox Amérique nag dañ ci am wàll woo xam ne il faut qu'il nous respecte il faut ñu respecter ñu bombe atomique bombe mënoo koo defar te amoo uranium ñu leen koy jox bombe mënoo koo defar te amoo zircon ñu leen koy jox bombe mënoo koo def te amoo plastique ñu leen koy jox bombe mënoo koo def te amoo weñ ñoo leen koy jox bombe mënoo koo defar te amoo électricité bu doy ñu leen jox uranium bi nga xam ne seen énergie nucléaire yi moo koy build up ku la jox loolu lépp ngir yàlla dama ne boo koy nuyu jox ko ñaari loxo boo mënut loolu sax ngay defar usine boo ay fourchette lay defar ay fourchette mais nga mën ko yóbbu ca dëkk ba ñooñu def ko am ay liggéey mais bàyyi suñ doom yi ñuy taxawaalu tiim seen alal di ko xool ti seen loxo ñemewu koo lal dama ne lu mettee ngi noonu aw tiisa ngi noonu boo demee ci Diamond District bi man duma fa jóg boo demee ci Diamond District bi 3 siècles ngi yoo xam ne jamaa boo fi gis wala or boo fi gis boo ma 98% yi Afrique la jógee couple boo seen rek am na bague de mariage dëgg la bague de or ak jamaa ñu sàcce ko Afrique oto bi nga dugg di ko dawal pneu yi Afrique la jógee weñ gi Afrique la jógee peinture bi Afrique la jógee weer bi Afrique la jógee téléphone bi nga yor portable bi nga yor silicone bi ak lépp lu ci mën a nekk aluminium lépp Afrique la jógee mais pourquoi ñi duñu respecter pourquoi mais pourquoi suñ doom yi ñu jàngal leen ban jàng ba mokkal dikk ñoom ñu leen fonto pourquoi Trump a le courage de dire ce qu'il dit te ñun ñu amel ko lépp te ñu mu ñoo répondre ci beneen façon mooy man de ci li ma yaakaar dogguma la de père allez way ci li ma yaakaar laaj nga question bu am solo dégg nga pourquoi ñi mënu ñu ñoo respecté te lépp li ñu bëgg ñoom si ñun lañ koy jëlee ci li ma yaakaar mooy si ñun la man damaa yaakaar ni si ñun la ñun ñooy ndeyu mbilli gi ndaxte ñun ñoo gëmadi suñu bopp ñun ñoo topp leneen la nga xamante ni bokkul ak li nga xamante ni moom la ñu war a topp dëggantaan ñàkk xam xam suñu bopp la aussi loolu rek moo waral loolu yëpp daal am na gis naa ci commentaire waaye gaayam bi am na ku bind léegi ne dañoo ragal tubaab bi ba pare complexé ma xamal leen ni rek ragal bi tubaab jar naa ragal donte man waxuma ñu ragal leen de man de doxuma ci kuy ragal te man samay maam duñu ay tapet donc man du ma tapet waaye damay expliquer j'espère que vous me comprenez dama expliquer rek lu tax mën a jar nañu ragal da di ñoo xamante ni du ñëpp nag on généralise pas nous on parle de l'élite ñi nga xamante ni ñoom ñooy jiitu ñoom ñooy jiite ñoom ñooy def yenn yi ñoom ñooy dirigeant yi waa l'élite quoi la ñuy waxal waxuñu sa voisin bi den nekk yow kër ak affaire yooyu kooku deful la dara kon kooku jarul ñu taxul ñuy wax kooku sax moom il subit li nga xamante ni moom la élite am di def ñi tax ñuy wax mooy ñiy mëne guerre yi ñiy organiser guerre yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gannaaw boomu doomu aadama yi ci àdduna bi tubaab soosu noonu dañu am la nga xamante ni daa nekk ci ñoom mooy amuñu li nga xamante ni mooy empathie ñoom amuñu yërmande c'est-à-dire que ñoom fi nga toogee yow nit ku ñuul gi di am yërmande si xeet ci doomu aadama bu mel ni yow ndaxte doomu aadama la yor nay loxo yor nay tànk yor na bopp yor na xol ak xel ni yow ñoom amuñu gis-gis boobu nga am ci doomu aadama ñoom seen objectif ak seen gis-gis su àdduna jaral na leen ñu boom ka nga xamante ni àndul ak ñoom ci loolu dañuy rey ngir seen idéologie jaral na leen ko yow nit ku ñuul ki am nga yoo xamante ni jom nga koo def ngir idéologie yow am na ci ñu bëri su ñun ña nga xamante ni suñu élite wala suñu maam yu baax yi dañuy dem waxtaan maanaam comme ni ko olof di waxee rek réeroo amul ñàkk waxtaan moo am ñun dañu faral di def le dialogue dem communiquer waxtaan
ba juboo ci ay kàddu daal di ànd dox waaye ñoom xamuñu loolu maa tax ñoom booy xool seen biir histoire dafa am ñaari fànn mooy les Celtes et les Vikings booy xool ñaar ñooñu ba àdduna ba ñu sàkkoo ba yàlla sàkk leen ci àdduna bi ba léegi musuñu def dara lu dul xeex seen biir Vikings yi ak Celtes yi ñoom xamuñu lu dara lu dul xeex ak boom dafa bokk ci li nga xamante ni moom mooy seen aada moo tax tubaab dafa mën guerre dafa mën xeex dafa mën boom doomu aadama donc ragal tubaab mu ngoog survival la merci mon père voilà xam nga koo sànni ci montagne bi doguma le xam nga der bi xam nga der bi waaw ni mu def pigmentation mu ngoog moo dépigmenté spirit bi mu ngoog voilà yaa ngi exactement boo laa bëggoon ñëw am na lu di am lu di am amuñu ko ñoom dëgg la maanaam gis sa der bi dafa ñuuloon mais am na benn dépigmentation bu ci am épidermique ba der bi soppi ko loola xool der bi dafa bàyyi jukko dëgg la donc sooy xool sur le plan scientifique da lay wóor ne ñii àdduna bi jaral na leen seen bakkan bi àdduna jaral na leen ko ñun nag nañ meloon lañ mel nous sommes dans la nature dans cette nature lañ nekk moo tax mais parce que ñoom dañu survivre doo mën a tricher xam nga boo soppi ko rek da ngay yomba soppi mais ki mës a soppi day naturel dëgg la nous sommes restés naturels ñoom les déplacements ak le changement yaa ngi dégg loolu moo indi beneen xam-xam bu survival boo xam ne moom la day jur danger tout à fait kuy ànd ak nit mu ñuul fukk ngeen tëdd yeewu xëy mu xonq curu danaan tiitaangu jóge ci yow waaye moom it dana fexe ay pexe yu mu survivre pour mën a àndaat ak yow waaw léegi mooy li nga wax ne rek pour ma confirmer ko mooy survival boobu ngay wax maanaam xam nga ku nekk ci ay grotte les montagnes du Caucase koo xamante ni il a fallu que mu xeex ak seddaay bi pendant des siècles pour mën a dund pour mën a dem xam nga foofu noonu amul dara yàlla joxu leen fa dara maanaam foofu noonu côté boobu nature bi la nature n'est pas gâtée donc comme ni nga ko waxee rek pour survivre il a fallu que ñoom ñu adapté wu ci ay situation yu doy waar donc dañu mujjee nekk ñi nga xamante ni ils ont le truc de survie maanaam pour maanaam génn ci rek bu ñu xiifee bu ñu sonnee tubaab booy xool rek xool ko ci émission yi nga xamante ni ñoom la ñuy def bu ñu demee Afrique tubaab ngay gis mu dugg ci dex dem jàppal la jasit ci biir dex wala jàppal la jaan wala dugal loxom ci pax ba nga xamante ni ay mala yu garaaw ñoo fa nekk ñoom ñooy def émission yooyu di ko def seen National Geographic père da nga amoon loo bëggoon wax vas-y je t'en prie. ma une minute. encore une fois nous ne sommes pas des racistes déedéet. astafurlah. tubaab ci ñun la bokk. suñu doom nga nit du jur di ko bañ. ñun ñoo la nampal yaruñu la ñu nampal yaruñu la dama ne bu leen def ci seen xel loolu da ngeen di seetlu yoonu maanaa nu bokk ko wax. dëgg la si par exemple partez à la banque centrale de Paris neexul kenn kan waxante dëgg neexul kenn la banque centrale bu Paris li mu am ci réserve or mooy 4e puissance mondiale ci stock d'or 4e puissance mondiale mooy banque bu Paris ci or te tey boo jëloon pic ak pelle di gas man nga 52 kilomètres ci suuf si doo for weñ gu ñuul lépp mu leer arde mi affaire dañ ko sàcce loolu mais dañoo war a naqari mon cher le président russe da ngeen wax le président russe nee na le marché international est très difficile pour ñu équilibrer ko parce que dañ am réew yoo xam ne dañuy sàcc dañ def fu mel ne Afrique coloniser leen sàcc seen alal indi ko ci marché bi daa mel ne yow nga nappi fanaan ci géej gi indi say gaal ma sàcc ci jën yi ñu daja marché yi jaay France loolu def France bu yoree 4e puissance mondiale ci or moo tax Jacques Chirac le président russe ba tey nee na africain yi buñ góorgóorlu woon am seen banque centrale installé seen politique monétaire am na ressources yu doy luñ xamul ñu embauché ko leen ko defal nee na dans 10 ans européens dañuy immigré si
Afrique le président Chirac dégg nga li wax itam nee na africains yi il faut ñu respecter leen trésor bi ñu duy doon fees ak or dama ne ñoo ko moom bu leen ci joxul dara itam nañ leen respecté man toppatoo seen santé ak seenu njàng Chirac wax dëgg la kon suñ politiciens yi nañ am xel xam ne lii ñuy xëccoo daanaka amul solo li am solo mooy fulla joo xam ne da nga mën a taxaw ànd ak askan wi pour ñu bâtir un Sénégal de demain un Sénégal meilleur. yaa ngi dégg mais xëccoo yi ñuy xëccoo nii mu jar la nga dem mën a lakk sa bopp di wax lu la leerul. dama ne yàlla na ci yàlla musal. te bokk jóg xam ne l'Afrique n'ira nulle part Cheikh Anta wax na ko dama ne duñ dem fenn tax l'Afrique boolewuñu le professeur Ablaye Wade aussi taxaw naa mu wax ko. nee na Ousmane dañuy sonn rek Afrique dem fenn ma ne ko ndax lan mu ne buñ boolul duñ dem te nangu ñëw booloo wax na dëgg wax na mais ay xar ay nit lañ. dëgg la. man ngaa dugg dafa daggoon la allo. waaw dafa mel day dafa coupé mais maa ngi fi c'est bon maa ngi fi di ju fi ngi fi day dagg di dem mais. ba ngi fi kenn nga duggaat nga duggaat ba ma jël ñëwul ñëwul de ñëwul dafa ba ma essayé Fallou ba am allo waaw maa ngi fi xanaa ma conclure rek ma Sénégal muur waaw ma fee kooku ñëwaat man la ma jëy dew ma xam naa ma conclure soo buggee rek comme ça ma bàyyi beneen keneen dugg su fekkee ne am na keneen. waaw man ngaa waaw waaw ça coupe. waaw